benn waxtu ci télé Futur Média mbokki xarit ñu seetaan dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës mbirum Tahibou Ndiaye atte ba door nañu ko tey jii ci Ndakaaru ki fi nekkoon directeur bu cadastre ñu koy toppee alalu bu lewul bu du xayma ci juróom-ñaari milliards juróom-ñaar fukki plainte soxal wàllu guerre OFNAC jot na ko ki yëkkati kàddu yi di Nafi Ngom Keïta bi ñu dénk boobu lay kuréel mi ngi ko yëkkati tey jii ci Ndakaaru ci ab lël bu ñu door liggéeykat yi goxaan yi door nañu ab grève ñetti fan ana lu ko waral seeni payoor la ñuy laaj ñu bëri ci ñoom fay ñu la daañu dem ca hôtel de ville bu Ndakaaru fekki fa Fatou Bintou Konté tey ji ab lël bu soxal jàmm ak kaaraange ci Afrique ñu door ko fi ñu ko door di institut panafricain de stratégie ki ko jiite di docteur Cheikh Tidiane Gadio dinañ fa fekk Salimata Aw Seck ci teewaayu njiitu jëwriñ yi Mohamed Boun Abdallah Dionne dossier bés bi ñu jagleel ko wàllum éco village ci gox yu bëri ci Sénégal ñu ko fay fekk éco village yi li ko tax a jóg aar sunu gàncax mu baax lool ci dund gi waaye lu ñu nemmeeku ñu koy amal ne ñu ay jafe-jafe neen la ñuy jànkonteel tàggat yaram Ligue des champions ca diwaanu Europe huitième de finale yi xam nañu ñan ñooy tase mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës boo leen taxirloo ñu yaatal ko. xibaaru diggu bëccëg gi dañ koy doore ak mbirum Tahibou Ndiaye ak i ñooñam àtte ba tey jii lay door ci Ndakaaru ñu ko jox di waa CREI yi ñu ne nag ginnaaw bu ñu ko dàqee ñaari yoon ñetti fan ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ki fi nekkoon directeur bu cadastre ñu ngi koy toppee alalu gulewul mu ñu ko xayma ko ci juróom-ñaari milliards ñu ne lu toll ci fanweeri nit sax njot nañu ne lañ leen déglu ca boobile àtte bokk na ca soxnaam ak ñaari doomi jiitleem gannaaw juróom-benn weer yu nu ko jàppoon nag moom Tahibou Ndiaye bàyyi woon nañ ko bàyyi négg ndiku ñu wax ci leneen li leen ko junjee ci boppu xibaar yi ak kuréel gi di OFNAC tey jii ñu amaloon seenum ndaje lañ ca wax ne ñu lu jëm ci wàllu déclaration patrimoine ñoom OFNAC gisuñu kenn ku ko fa déposé ki xamle lu ni mel di seen njiit Nafi Ngom Keïta mi ngi sàkku nag ci borom ndombal tànk yi war a def déclaration politique générale nga la ñu def ko ni ko yoon digle dañ ci ànd ak Aminata Mbaré Sow Mouhamed Dieng ci ay leeral. bi ñu siiwalee loi bi jëm ci wàllu déclaration patrimoine ba tey jilee benn dépôt defaguñ ko fële ci OFNAC loole ki ko xamle di Nafi Ngom Keïta jiite organisation boobule di xeex lépp lu jëm ci wàllu ger ñi nga xam ne ñoo war a déclarer mooy daanaka nguur gi yëpp ak ñu yore ay cër yëpp li ngay laal daal ci maanaam alal bu matee 1 milliard da ngay déclarer mais foo koy déclarer mooy OFNAC bu koy déclarer OFNAC nag moo yore mise en œuvre bi politique boobu mise en œuvre bi. ñu ngi fi ne di préparer xam nga formulaire bi foog nga jot ko bu ñu la nee sa bien yëpp da nga ko war a wax te wax titre yi numéro yeeg yooyu yëpp foog nga dajale pièces yi nga xam ne moom lay àndal parce que doo ñëw rek na am naa kër am naa terrain am naa lii ñu ne waaw nga ne waat naa je déclare sur l'honneur que am naa loolu ñun loolu doyuñu on est dans une république qui n'est pas fondée que sur la moralité da ngay indiwaale preuve yi nga xam ne mooy indi copie terrain loolu yëpp des fois sa copie terrain yi ma nga France wala mu ngi feneen wala ak yooyu. moo tax dañ dal ni leen bàyyi ñu dajale yooyu yëpp parce que li ñuy recevoir mooy lépp pare bu lépp parewul du mën a sotti. soxna si jàpp ne bu ñu gisee am na ay yéextaay ci mbir moomulee daa fekk suñu société ni mu tëddee moo ko yombalul waaye mu ngi ñaan képp koo xam ne da ngaa war a def déclaration de patrimoine nga daal di leen jege si ñu gindi la. xam nga suñu société nag difficulté yi ngay wax suñu société kenn bëggul ñu bëri daal maanaam wala kenn bëggul li nga am nga wane ko mais defuñu ko pour bunduxataal kenn defuñu ko pour sonal kenn defuñu ko pour andil kenn problème dañ ko def pour prévenir l'enrichissement illicite waaye également pour protéger leen damay profiter ci seen plateau bi wax ñëpp ministres yeeg directeurs généraux yeeg chef d'institution yeeg ñëpp nañ déclarer seen patrimoine ba pare nañ ci boole ñi nekk ak ñoom ci seen biir organisme yi ñu wax leen ñu déclarer mais bala nga koy def sax da ñuy yónnee liste su assujettés yi ci sa nga xam ne boo dee ministre yow yor nga kuréel yu bari ci sa biir ministère da nga ñuy jox liste ñi nga xam ne yëpp ñoo bokk ci procédure budgétaire yi boo ñu ko joxee ñun dinañ def programme mais en attendant ñoom nañu préparer seen déclaration mooy laaj OFNAC formulaire banque ci site bi boo demee ci site bi di nga am formulaire bi nga mën ko tirer mën a remplir déclarer ko. soxna si di xamle ni lépp lu ñuy jot a déclarer dañ koy garder secret kenn du ko publier. déclaration bi dañ ko garder secret kenn du ko publier dañ ko garder secret lool ñun def nañ mécanisme yoo xam ne def nañ ci ñun ña ñu ko dénk ak ña fay liggéey yëpp déclaration yooyu kenn du ko publier
ndax loi bi autorisé wuñ pour ñu publier secret bu rëy la bu ñuy denc ñun dañu am responsabilité ci loolu lenn rek lañ mën a xam mooy ci ñun daal fuite du am bés bu fuite amee ci ñuy déclaré ca seen kër ca seen i njaboot ca seen i bureau fa ñuy déclaré peut-être mais ñun moom benn fuite du am ci ñun ñu ngi koy denc di respecté ñuy déclaré ñun ci suñu bopp OFNAC dañuy déclaré. déclaration de patrimoine jiitu réew mi moo ko daal di imposer képp koo xam ne da ngaa jiite société mbaa ngay ministre te xaalis bi ngay jot ëpp na lu toll ci ay milliards loolu lépp nag dañ ko def ngir transparence waaye tamit xeex bépp ger fii ci Sénégal. Aminata Mbaré Sow mu nekkoon Nafi Ngom Keïta mu doon wax lu jëm ci déclaration de patrimoine ñu des ba tey ak Nafi Ngom moomee wax na ci wàllu guerre bi nga junju Aminata Mbaré Sow nee na sax lu toll ci juróom-ñaar fukki plainte ñoom OFNAC recensé nañ ko mu soxal wàllu guerre soxna si nag nee na sax mbir moomee ñu ngi koy yëngu bu baax di xool naka lañ ciy def ba indi ci ay leeral dañ koy teewlu moom Nafi Ngom Keïta ba tey ak suñu naataango Aminata Mbaré Sow ànd ci ak Mohamed Dieng. bi nga xam ne nit ki daf koy ñaxtu ñëw ne dañ maa laaj xaalis fii wala gis naa kuy sàcc alal réew mi fii ak fii nee naa la loolu mën nga joxe sa tur comme mën nga bañ a joxe sa tur liñ ci toll mooy liñ ci jox liñ ci yor mat na 70 plaintes mais comme ni ma la wax plainte yooyu colonel Sow mi yor département enquête investigation mi ngi ci OFNAC fi ne ñëpp a mobilisé ñëpp ay liggéey ñu ngi soog a installé ren ñu ngi ñuy soog a créé waaye programme yi ñu mettre en place yëpp ñu ngi ko commencé exécuter ñu ngi koy liggéey boo demee département de patrimoine département déclaration de patrimoine département boobu nga xam ne Ibou Yaago Ndiaye moo koy jiite aussi moom def na préparé na projet de décret bi application bi préparé nañu guide du déclarant pour wax déclarant bi nooy doxalee préparé nañ également benn bureau boo xam ne soo xamul nooy remplir formulaire bi boo ñëwee OFNAC ngay ministre way loo mën a doon dañ la ko defal. ñu des ci leneen mbirum ArcelorMittal ak Petro-Tim gannaaw njiitu jëwriñ yi ak kaddu yamu ca wax moom Mahammed Boun Abdallah Dionne xibaar bu bees bi mooy ku dem ci site gouvernement bu Sénégal di www.gouv.sn di nga fa fépp bépp xibaar bu soxal ñaari bërëbu liggéeyukaay yooyu ak nguuru Sénégal contrat yi ñu ci xaatim ak it yeneen i mbir yoo xam ne soxal na ArcelorMittal wala Petro-Tim. li ngeen ko junjee woon ci bopp xibaar yi mbokk yi liggéeykat yi gox yeeg gox-goxaan yi xëy bank seen yoxo ñu nar ko dàbbali ëllëg ak ginnaaw ëllëg dañuy jëm ca hôtel de ville bu Ndakaaru fekki fa ndawal télévision Futur Média Fatou Bintou Konté maa ngi lay nuyu. mu mel ni xibaar baa ngoog ñoom liggéeykatu gox yeeg gox-goxaan yi grève bu ñetti fan la ñu door seeni payoor la ñuy laaj. waaw ni nga ko waxee rek Fatou diirub ñetti fan liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox ak goxaan yi dañoo fas yéene ngir ñu fay leen seen payoor mois de décembre ndax ñoom jàpp nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy naataango Sidya Ndiaye te mu nekk secrétaire général intersyndical bi ñoom jàpp nañu ne bi ñu commencé liggéey ba tey bi acte daanaka bi acte 3 de la décentralisation taxawee ba tey mosu ñoo jot seen salaire weer bu dee balaa ñu leen di fay rek ñëpp dégg leen ba tax ni dañoo fas yéene diirub ñetti fan tey jàpp ko tey suba ak gannaaw suba dañoo fas yéene banque seen i loxo bañ a ci def benn liggéey ci mairie yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy poste de santé yi tegati ci nag ne ñoom dañoo fas yéene li nga xam ne mooy xeex bii ñu door ñu fas yéene ko déposer ak préavis de grève daanaka tey ngir xeex bi mën a commencer tey jëm ci yeneen région yi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal bañ a yem rek ci Ndakaaru ñoom nag loolu la ñu fas yéene tey moo taxoon ñu amaloon ab assemblée générale fee ci hôtel de ville de Dakar ngir mox li nga xam ne moom moo leen nekk teg nañ ci tamit ne 122 agents yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci ex conseil régional de Dakar boobu ba tey bañ leen ba ñu daanelee ba ñu tëjee conseil régional de Dakar ba tey kenn fayu leen ñoom naatango Sidya Ndiaye jàpp nañu ne seen xeex ñooñu bokk nañ ci te dinañ leen xeexal ba li nga xam ne mooy seen droit ñu mën see jot moo taxoon tey ñu fees dell ca hôtel de ville bu Ndakaaru ngir mën a wax li nga xam ne moom moo leen metti Fatou Bintou Konté ñu koy sant di ko gërëm ci leeral yi ñu wax ci leneen dog-dogu courant yi dooraat fu mel ne Plateau ak Médina am na borom kër yoo xam ne biig fanaanoo wuñ ak courant lu ko waral ñu ne centrale ba ca Bel Air dafa am fu doon lakk ba tax sax liggéey ba daal di taxawandi woon bu nu sukkandikoo ci waa Sénélec câble yooyee dañoo yàqu léeg-léeg sax mu dem ba toll ci fukki mètre ak juróom lu ci mën a am ñoom dinañ ko defar ba mbir mi dellu siwaat rédaction bu Télé Futur Média dafa leen ab gëstu fii ak ngoon
dinañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo ak gox yi amul courant fii ci Ndakaaru ñu des ba tey ci courant bi bu nu weesoo dog-dog yi wax ci facture yu métti yi du samay kàddu askan wi ñoo ko xamle ne ñu courant ma ngay coupé ba noppi it taalatuñu clim wala ventilo sedd bi dafa dugg si moo newul su weer dee boobilee courant day saf sàpp ci ñoom ñu ne nag xamuñu lu waral mbir mi faatu ki ne demoon seeti ñenn ci askan wi. sedd bi jam ndànk-ndànk jëfandiku gi ñeel yenn jumtukaay ci wàllu courant di wàññeeku. bon frigo yi d'habitude les nuits laa koy taal la journée du ma ko utiliser quoi. wax dëgg fa yàlla man duma ko faral di taal ventilo parce que dafay sedd. télé rek ngay obligé taal ndax kër gi boo taalul télé da ngay wéet da ngay obligé taal fay sa ventilo fay sa frigo. ndax mënees naa njoxtu facture courant yu wàññeeku ñenn ci aji jëfandiku yi ne jarta dunde yaakaar sedd ak tàngaay ñoo ci yem. facture daal day cher loolu ay futilité rek ay wax la man je dis que ay wax la. muy seddaay muy tàngaay en tout cas seddaay bi actuellement ma je dis ñu ngi si seddaay facture yi dañu cher. li ngay fay facture bu tàngaay jotee moom ngay fay sedd dafa métti kon nga obligé nga taal rek bu fay jotee nga fayandoo ñëpp a ngi yuuxu célibataire yeeg marié yeeg ñëpp a ci yem ñëpp a ngi jooy ci facture yi nañ ñu sarax wàññi ka. ñun nag dañoo war a dimbali ñun jaboot yi ñu ngi daw di dimbali suñuy jëkkër waaye lu ñu am fay ko facture pour lan. ñeneen jàpp ni bu wàññeekoo itam as tuut lay doon. il faut avouer que ne du doon dëggantaan bon c'est da nga koy sentir tout juste rek bon différence bi du bari noonu sans que ne c'est parce que da nga couper yenn appareils yi fonctionnement yi du benn moo tax mu am changement quoi mais du fon facture boo xam ne da ngay sentir du coup que ne y a une réelle différence par rapport ak tàngaay bi quoi. bu ko weesoo baat yi Senelec di jëfandikoo di ay termes techniques ñoom askan wi mënuñu koo xam lool ci wàllu facturation waaye li leen leer mooy Senelec ci ay estimation dong lay sukkandiku ngir di def ay facture am waaye du doon ci lu askan wi di jëfandikoo. dañuy des ci Ndakaaru wax ci leneen Ibitec forum bi soxal wàllum jàmm ak kaaraange ñu ko amel di institut panafricain bu stratégie ki ko jiite di docteur Cheikh Tidiane Gadio Salimata Seck moo fa teewal Salimata maa ngi lay nuyu. Fatou maa ngi lay fay ni nga ko waxee noonu la forum international ci wàllum jàmm ak sécurité fii ci Afrique mu nekk nag bu njëkk muy am gannaaw sommet Élysée di amoon juróom benn jàpp juróom ñaari fan ci weeru décembre 2013 te chef d'état africain yu bëri amaloon ko foofee ca Paris ci wàllu woowu dañoo bëggoon teg li ñuy duppee force de réaction rapide ci atum 2015 maanaam bu crise amee ñu mën taxawal seen bopp daal di koy faram-fàcce réglé ko ba mu sotti moo gën à chaque fois ñuy dem di wutu ay ndimbal ndajem tey mi nag ubbeeku na ci suba ci booru fukki waxtu bi mu passé ci njiitum Mohamed Boun Abdallah Dionne mu xam leen ne ni Afrique lii dafa jot ñu jël seen sécurité ci seen loxo bopp te forum bi dina tax ci tànge laata muy am ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy chef d'état yi muy wéyandi di nekk ci wàllum terroriste yi ndax dafa fàttali rek ni Boko Haram gannaaw bi nga xamante ni ak xeet yu ni mel ñu ngi wéy di lëmbe réew mi ci ay attentat ak ay xeet yu ni mel Jean-Yves Le Drian ministre bi nga xamante ni moom mooy ministre de la défense bu France bi nga xamante ni daa dina teewe mbir mi daf ko fekk ci loolu daal di xamle ni africain yi tamit dafa jot ñu jël seen wàll maanaam ak moom mbir mi ba kenn du ñeme ñëw di fi waxu terrorisme rawatina di ko fa def maanaam xàccandoo dóorandoo ngir prévenir crise yooyu le atelier yu bëri nag nar a am bi ci njëkk moom tàmbale na woon ba fi mu toll nii ñu ngi ci njeexantal li muy wàllum paix et sécurité ci Afrique menace partagée ak vision yi nga xamante ni moom lañ nar a am ak solution yi nga xamante ni moom lañ ci nar a jëlee ku ci mel na ki fi nekkoon président Nigéria di Olusegun Obasanjo moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy modérateur yi fi mu toll nii nag Fati waxtaan bi mi ngi wéyandi ci fii ci King Fahd Palace forum bi nar a am ci ñaari fan tey ak suba xanaa rek di jàpp ni ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi Macky Sall moom xaari nañ ko fi suba ci ngoon mu nar a tëj débat yi wante itam génne conclusion yi nga xamante ni moom la ñu tiré ci sommet bi njëkk di forum international de Dakar ci wàllum paix sécurité fii ci Afrique Fatou Diagne. Salimata Seck ñu lay jaajëfal ci leer yi xibaar yi biti réew yi daañu dem ca France ak Sydney laata loolu ñu doore ko ak Afrique du Sud Codé Ndiaye lañ ci àndal ci ay leeral. Ont reçu des instructions pour aiguiser leur regard et leur contrôle sur les jeunes sur le point de quitter le territoire.
ces policiers vont faire une analyse comportementale de la personne qui se trouve face à eux. Ils vont s'intéresser à leurs propos. jéggalu ci élément bi du woon bi la ñuy sàkku daan ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ak Codé Ndiaye mu faram fàcce ko ci wolof. ñu des ba tey ci xibaar yi biti réew yi ak Miss Afrique du Sud moom lañ tabbu mu nekk nag Miss Monde soxna si gën a rafet ci àdduna ni ngeen ko gisee moom Rolena Strauss démb la wuutu doomu Philippine bi di Megan Young mbir mi mu nga amee woon ca Londres fa lañ doon ko doon defee démb ci dibeer ji ci ngoon. moom nag mi ngi am lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar 1m77 lay mesuré nekk étudiante buy jàng lu soxal wàllu médecine mu ngoog Afrique moo am ndam ci Miss Monde bu ren jile ñu wax ci gëstu bés bi ren ji tey ji ñu soxal dogal ko ak lu jëm ci éco village yi ñu gis ko ci gox yu bëri ak gox goxaan ci Sénégal ana lan moo waral ñu def ko ne ñu aar suñu gàncax lañ ci jublu ña ci yëngu na nag jafe-jafey neen la ndax ñi leen war a jàppale dañ leen a wan ginnaaw Maymuna Njaay ak Modou Diop ñoo ñu defal gëstu bi soxal wàllu société tey ji ci altine ji. amul sànni amul yàq boo demee ci écologiste yi noonu mooy seen bàkk ci ay programme yu ñu nas dañuy xeex salté ak ñàkkum xëy. boo xoolee éco village mooy village d'abord bu ñu rendre écologique village mooy ñëpp ànd dëkk mais comment ni ñu ànd ba def ba nga sorte xam ne li doon yàq dëkk bi muy comportement muy ci côté économie lépp nga mën cee def changement positif bien sûr bi nga xam ne yow nit ki fi mu dëkk daf koy neex dootul am tendance ne xaar ma dem Dakar wala xaar ma déggee ji Thiès xam nga fu mu dëkk mu gis mu am fa lépp loolu mooy écologie c'est-à-dire rendre compte de sorte que vraiment pratique yu yàgg yëpp ñu doon def ñu changer ko day tax ba boo demee ba ci biir di nga xam ne waa Alba du xele du mag pour ñu ñëwaati Dakar wala ñu dew ci dëkk yu mag yi ils auront vraiment tendance dañu sa bëgg togg seen dëkk. fi mu toll nii ci àll bi togg yomb na fa léeg-léeg sax dañuy dëbbal ba am courant. yow cadre bi da nga ko defar te yow di nga ci am dara di nga mën a am xaalis ci tuuti ci yi ngay def plastique boobu ñun dañ ko récupérer am usines yu ñu ko jaayaat ñu recycler ji ko buñ jëlee par exemple boo demee tey dem ci jigéenu Ngoy ak waa Bambey dematuñ ci àll bi dañuy yem seen kër yow su borom kër gi rek da nga jël ñaari nag defar sa biogaz yow ci ngay am électricité ci ngay togg. projet yooyu nag du ñàkk ci biir àll bi wante léeg-léeg koppar yi du ko matale. donc bu ñu jàppale woon day gën a baax ñu gouvernement bi à travers l'agence nationale des écovillages qui existe bu ñu amoon tey jàpp gën ñoo jàpp ci financement gën la jàppale ci ay moyens du ci yàq dara dina tax vraiment li ñu def ñu gën kaa mën parce que actuellement dañuy cotiser suñu xaalis bon laaj kii nag bi déjà boo xoolee pour nga am biogaz pour ci 400 000 actuellement te am na ñoo xam ne dañ koy defal seen bopp dañuy jënd nag ñaari nag tabaxlu def lépp te seen propre feuille lañ koy def moyen lañ koy defaree. commune bu ne am programme am ci wàllu écovillage borom xam-xam yi nee nañu mën naa ne. dafay yéex programme yi chaque fois ñun loolu la ñuy plaindre su commencé nord balaa mu egg au sud mu am rëq-rëq donc dañ bëgg mu nekk inverse les régions périphériques su programme amee nañ commencé foofu comme ça ñu ñam si balaa moo am rëq-rëq. dañu bëgg a initier les écovillages chaque commune ancienne communauté rurale moo am benn écovillage loolu mooy suñu ambition. fexe ba lépp doy kenn bañ a jooy changement climatique yi loolu la écologiste yi di sàkku wante seetlu gi mooy fii ci Sénégal tëralin bi dafa yéex ba léegi. yegsi nañu ci tàggat yaram doore ko ak AS Douane mi wéy di am ndam dañoo am seen ñaareelu ndam ci kanamu jaraaf bu Ndakaaru Iso moom dafa lajj ci kanamu ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie di NGB ndax ndam demu fa ndam dikku fa leerali Cheikh Tidiane John Younous Diatta. Iso ñaari tali ndam demul ndam dikkul ci ñaareelu journée bu championnat local bi mu nekkoon benn match boo xam ne metti woon na ci diggante ñaari formation yi waaye nag résultat bi neex na ñi nga xamante ne ñoom ñooy staffu waa ñaari tali. ñun dañu am conception mooy jaarale bal bi fi ñu ko war a jaarale créer ay yoon yu tax ñu war a mën a scorer n'est-ce pas te amoon nañ ko soo xoolee ci fin de partie bi waroon nañu mën a scorer ñaari yoon. mais yàlla def li mu def donc dañu sant yàlla point bi ñu jël c'est bon d'autant plus que ñun dañ ñu
dañ ñu recevoir. ba léegi si ñaareelu journée bi victoire ñi nga xam ne ñoom ñooy waa AS Douane ci kaw ñii di waa Jaraaf de Dakar benn bal ci dara mu nekk nag ñaareelu nërmeel bi nga xamante ne goney Amar Traoré ñu ngi koy amal waaye su fekkee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa AS Douane ñoom ñu ngi wéy di am ndam goney Karim Sega Diouf yi amoon ab taxawaay bu rafet. football des fois day am ay erreurs individuelles donc gis nañu si but bi ñu encaissé waroon nañ ko mën a empêcher mais bon gardien bi def na erreur individuelle mais lu arrivé ci football la et puis gis nañ am nañu manque de confiance et puis am nañu fébrilité li ko wane mooy peut-être ñu perdre premier match bi mais je pense que yi bu amee nii dañuy liggéeyaat jox defaat xale yi confiance très rapidement. gañe moom mooy li xam ne moo ëpp solo ci football bu match si jeexee duñu laaj ku ëpp lu mu tiré mais dañuy laaj ku ëpp lu mu dugal bi ku ëpp lu mu gagné donc yàlla dogal am na ñaari victoire ñëpp dirigeant yeeg staff technique joueur rek ak même nos familles dañuy sawar donc maintenant loolu mooy lii xam ne moom lu yàlla defal tey. ñu jeexale ak tirage au sort bu 8e de finale bu Ligue des Champions amal nañu ko nag fi mu ne nii xam nañ ñi tase bokk na ci Manchester City ak Barcelone, Paris Saint-Germain, Chelsea ak Schalke 04 Real Madrid leeral yi ak Abdoul Aziz Kane. ay match yu ñu fi gisoon daaw noonu la ñu mën a tënkee affiche yi nga xamante ni moom mooy am si 8e de finale Ligue des Champions yi. ginnaaw tirage au sort bu altine bii. affiche bi si gën a fës nag diggante Manchester City ak Barcelone lay doon ñaari équipe yi nag tase woon nañu si 8e de finale saison passée bii ñaari match yoo xamante ni waa Barça ñoom ñoo ko gagné woon ginnaaw ba ñu gagné ñaar bal ci benn ci aller bi dañoo ñëw gagné ñaari bal ci dara ci match retour bi. ginnaaw ba Paris Saint-Germain jëlee 2e ci groupe bam entraîneur Chelsea bi dafa newoon moom Paris la bëgg a taseel tey jii nag tirage au sort bi may na ko xam naa Mourinho day fàttaliku match bu daaw bi ndaxte Chelsea dafa qualifié woon ci quart de finale bi ginnaaw défaite ñetti bal ci benn ci match aller bi. waa Chelsea dañoo gagné ñaari bal ci dara ci benn bitu Demba Ba. Schalke Real Madrid mu mel ni match boobu tamit dina neex ñi di Ronaldo Benzema ak Gareth Bale ndaxte daaw tamit ci 8e de finale aller yi Real daal di dóor juróom benn bal ci benn Ronaldo dugal ñaar Benzema ñaar Gareth Bale ñaar yeneen affiche nag nii la tëddee Arsenal dina taseeg Monaco Atlético Madrid nga xamante ni moo demoon finale saison bi passé moom ak Bayer Leverkusen la Juventus moom Borussia Dortmund lay taseel Bayern de Munich am Shakhtar Donetsk Porto moom ak FC Bâle la. Abdou Aziz sant nañu la ponk bu mujj bu xibaar yi mbokk yi li ci yéenekaay yi niñ ko baaxoo di def saa su ne Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf bun jonn tëj na wax ja yëral xëtu njëkk observateur mbirum ArcelorMittal mbirum Petro-Tim yéene kaay bi nañu moom premier ministre bu Sénégal di Mohamed Boun Abdallah Dionne keroog gaaw ab janok taskatu xabaar la ci amal ngir di ko leeral la mu njëkkee ci wax ja moo di Abdoulaye Wade waxul dëgg ArcelorMittal la ñu ca dugal ne xaalis dugal nañu ko ci askan wi te fépp fu ñu ca jaar di nga ko gis amu ci lenn loo xamante ne ji def nañu ko te amul ay jaar-jaar mbirum Petro-Tim mu nañu décret bi nga xam ne moo ko taxawal Abdoulaye Wade ak Souleymane Ndéné Ndiaye ñoo ko signé waaye defuñu ci ab date ne bañ ko waree daté fekku leen ci Petro-Tim ci Sénégal mu ne ñu njariñam bariw fi wuute ak barab boo xam ne dañ fay joxe këyit ak di fa nangooy këyit maanaam boîte à lettres journal bi nañu moom Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal ca janoom baak taskatu xabaar ma ngay dànkaaf Abdoulaye Wade di xam le ne duñu nangooti kenn muy xëttu yoon képp koo xam ne xëtt nga yoon dinañ la tegaat ci yoon lu ci waaye góobee nanga ko gar direct info nañu Mohamed Boun Abdallah Dionne ragal na wàccal leen seenub der ba mu set wecc mu di Macky Sall ak rakk ja Aliou Sall ba noppi dal ci kaw Abdoulaye Wade ba xolam sedd Sud Quotidien nañu mbirum ArcelorMittal ak mbirum Petro-Tim Mohamed Dionne génne na la mu jàpp ne mooy dëgg Grand Place nañu Mohamed Dionne da caate génne ay preuve ci kanamu taskatu xabaar yi génne leen i kayit ay data ki chiffre ba tegal leen ci ne lu toll ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom yi nga xam ne jëlee nañu ko ci ArcelorMittal ma nga ñu dugal ci plan Sénégal émergent Grand Place dañu waaye la ciy ñuul nag moo di alliance Sauvons le Sénégal di AS ñoom yëf yi ba fi mu nekk ne dese naa leer ci seen bopp la ñu bëgg moo di la ñu doon wax démb ak bërki démb mu di nay leer nañu ko leeral ndax nee nañu kayit yi nga xam ne Mohamed Boun Abdallah Dionne génne na ko ba ñu yóbbu ko ci internet bi siiwal ko fu ne yëf yi amul tampon amuti date amul numéro décret enquête yéene kay ne ñu jon Mohamed Boun Abdallah moom la gaay yi yónni ngir mu dem defante ji populaire ne ko mooy zoro ba Mohamed Boun Abdallah Dionne nag kàddu yi moo yëkkati keroog ba muy janook taskatu xabaar yi populaire xëy ci lenn mu di duñu neeti kenn ba nañu ne ak yàlla danañu taxaw défendre république bi ni ko gaay yi defee woon 23 juin lu mu laaj ñu jox ko te Abdoulaye Wade yoon wi mu aw bu ko wàccul yoon dana dal ci kawam ci kaw loolee Walfadjri xëy na ca mu di Mohamed Boun Abdallah Dionne mi doon janook taskatu xabaar yi ngir
di leeral mbirum ArcelorMittal ak mbirum Petrotim Walfadjri li mu ci gis moo di Mohamed Boun Abdallah Dionne la ñu yónni ngir mu dem defante gaay Boun Dionne di défendre Aliou Sall ak mag ja Macky Sall Libération moom xëy ko tuddee le protocole de Dakar premier ministre bu Sénégal mun nañu weddina Abdoulaye Wade ak li mu waxoon ba noppi nag di ko dànkaafoo ci ne bis bu ñu waree porter plainte Abdoulaye Wade gisuñu lu ñu ko mën a tee def populaire nañu ni ñu ko nar a def moom Abdoulaye Wade sax moo nar a ñaaw nekk ko cher ba ca diwaanu Touba ak Mbacké di kuréel gu ëmb ay ndawi APR yi ñoo ngi sàkku ci Abdoulaye Wade mu wax leen fan la mujjeek 2 milliards yi mu leboon Serigne Saliou Mbacké ndawi APR ya ca Touba ak Mbacké populaire nañu ñetti fan lañu ko appal ngir mu leeral ko doom ja Karim Wade ak teranga julewul ju ñu koy toppee gaa yaa ngi koy gën di leeral bil observateur réewum France jébbal na cour répression enrichissement illicite ay takkaay yoo xam ne ndem si yàlla Karim doonoon jabari Karim Wade moo ko moomoon yéen a kaay bi nañu Roger Leloir di doyen des juges d'instruction ca pôle financier bu tribunal grande instance bu Paris moo jël takkaay yooyu nga xam ne xayma nañu ko ci juróom-ñetti millions jébbal ko waa cour répression enrichissement illicite ak it benn montar boo xam ne nee nañu Karim Wade ko moom ma ngay jar fanweeri millions ak ñaar ba tey observateur di laaj ci yile jamono bu fekkoon Aliou Ndao doon jiital cour répression enrichissement illicite ana lan lay wax ne bu ñu fàttalikoo bi ñu fii jaaba jonge Aminata Ñaan ma jiite woon APIX ci ne am nay takkaay yoo xam ne xayma nañu ko ci téeméeri millions Aliou Ndao la mu ca tontoon moo di ay milliards la ñuy wër wala ay millions bu dee dañu jóg ngir di wër ay milliards yu lewal ba mu yàgg ñu naan ñu ay téeméeri millions yi takkaay bu booba Aliou Ndao ne woon ca yooyu la jamono kon kuye bu am ci jaaxle takkaay yi jabari Karim Wade yak yu Karim Wade yu ñu indi observateur di laaj bu ko fi fekkoon moom Aliou Ndao ana lan la cay wax direct fa moom xëy wax ci porum Dakar ci jamono ji ko Bara Sadi di jiite journal bi nañu am na scandale di toj di tooxi doona bu rëy bu fa amoon ca yooyu la jamono te tudd nañu ci kenn koo xam ne dafa jege lool Karim Wade ki jiite jamono ji porum Dakar di Cheikh Kanté ay kàddoom ci xët u njëkk journal bii di direct info mu nañu fa xam na lool dina ko wax te bis bu ko waxee am nay député ci réew mi yoo xam ne ci la askanu Sénégal di génnee ci ñoom ak ñu newoon ci nguuruk Abdoulaye Wade. Mohamed Ndiaye sant nañu la yéen tamit naka noonu ci teewlu bi safo bi ak kóolute bi rédaction bu Télé Futurs Médias ni mu ko baaxoo di def ngoon bu ci yàlla ne ci yeneen jotaayu xibaar jaa ngeen jëf ñu yendu jàmm.